kuy posé question. amul question waaw jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñooy seetaan tey plateforme yi ñuy waxee tey nag ñoo ngi woon fi nga xam ne moom mooy brigade de recherche li ñu fi indi woon di kaabu daw yaram boo xamante ne que kenn yéenewu ko sa morom di sunu ñaari confrère kenn ki di Medoune Diouf bu Mprod ak ki nga xam ne moom mooy Amadou Fall bu Senbuzz amoon benn contentieux ak Abdoulaye Diop Xaas ba tey ñu convoqué la woon leen fii déglu leen bi yoon nag defe naa ne c'est la énième fois mooy mass SBT amoon na lu mel nii ak sëñ Xaas wolof dafa ne nag nettali xuloo la xëj na dañ koy interpeller moom personnellement réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk Xaas citoyen la ñoom ñi fi nekk tamit aussi ay citoyen lañu yoo xamante ne que dañuy def seen liggéey guddi ak bëccëg mooy c'est de faire passer l'information à sa juste valeur donc ci liggéey boobu ñuy def nag xëj na ay nit lañu comme tout humain erreur mën na leen ci dal mën nañ ci juum comme aussi des fois mën nañ ci tooñ mais bu yenn yi amee am na nit ki xeetu kilifa booy doon sa grandeur xëj na mën na maye consensus mooy waxtaan mooy li ma waxoon barki dem suñu cas bi ak Gaston Mbengue mooy que Sénégal nañu jiital consensus wala waxtaan parce que fii mooy dernière étape bi ay nit war a séq bu njëkk da nga daan nekk ci koñ jot ak nit balaa ñoo dem police ci chef de quartier bi la ñu njëkkee ñu waxtaan wut ay solution bu problème ba tëwee nag ñu soog a dem ci yoon en tout cas li am tey rafetlu wuñ ko sincèrement pas loolu mooy dëgg même bu fekkee xaase ñi fi nekk am na lente ak ñoom maslaha mais rafetlu wuñ ko parce que c'est la dernière des choses Medoune c'est un professionnel de l'information Amadou c'est un professionnel yàgg nañ ci li ñuy def ak ñeneen ñu mel ni ñoom te bëgguñu dérive yooyu nekk loo xam ne dafay continuel mooy ñun la presse en ligne dañuy dem ba mujj gi dañuy xaw a weex dunq wala xëy na dañuy neex a néewal doole wala dañuy neex a xañ wala dañuy neex a noot warul demee noonu te loolu lépp li tax ñu koy mën a xeex mooy que ni ñu def tey doon benn bi suñuy collègue nekkee ci problème ñu bàyyi suñuy ittee ñu soutenir leen te incha allahu keneen comme ci mën a doon problème bu mu mën a amee nii la ñuy def en masse ñëw taxaw soutenir loolu ça n'a rien à voir ak côté maslaha man am naa maslaha ak Xaas am naa ko ak keneen waaye nag wala dafa ni bu jëne bëggee Dakar ku weg daanu solidarité de corps tey moo ñu fi indi solidarité ak liberté de la presse mooy ay photo yu ñu dugal ci benn vidéo loolu warul jur convocation section de recherche donc nag Xaas ñu lay interpeller di la ñaan ci njëkk mooy que lu mel nii na mucc loolu sañ nañ la ko ñaan parce que nekkatoon n'importe qui ci réew mi lu mel nii mu mujj bu dee da nga jàpp ne que kenn ci sunu ñoon ñun tooñ nañ la nañu utiliser yeneen voie pacifique wala yeneen voie de médiation bu fekkee ni ki ko def moo fautif danañ wax ak moom ba raisonner ko parce que fii kenn du fi jaay kenn on se connaît bu dëgg jotee dañu koy waxante en tout cas daal li ñu mën a wax daal mooy plus jamais ça plus jamais ça plus jamais ça te ñu ngi koy bëgg a subir violence yi à travers la presse bari na gis nañ ko bu yàggul émeutes yi fi amoon marche yi fi amoon toujours c'est la presse ñooy payer les pots cassés mais man li ma ci gën naqari tey je parle d'une manière générale pourquoi ñun Sénégal ñu néewal doole la presse en ligne pourquoi ñu jàpp ni que presse en ligne bi nekkuñu benn support médiatique bu sérieux parce que souvent bu ñuy wax dañ naan internet bi toile bi mais attends fii ñi fi nekk ay boromi xel lañu ay nit ñu jàng Amadou bi baam da ko fay ay millions mu jàng bitim réew mën la muy def yor ay plateforme mën ko nangam ak ñi fi ñii ñu ci bari di génne ci école de journalisme ñoom Yamou Sa ñoom Medoune Diouf am ay diplôme donc support bi ñu yor support bu sérieux la buñ jàpp ne que du télé du rajo li ñu yor moo gën a puissant télé moo gën a puissant rajo donc nañu jox suñu gëdd ñun tamit ñu def suñu liggéey correctement
mooy c'est de faire passer l'information à sa juste valeur, des infos justes et vraies ngeen baal ko jërëjëf. ci côté ñoom. waaw ginnaaw bi ñu wuyoo ba noppi. est-ce que dañuy dikkaat donte duñu dugg ci li nga xamante ne waxtaane nañ ko. ndax yaa secret goo xam ne ñoom ñoo ko sëkk ak enquêteurs yi. waaye lan lañ mën a jàpp fi mu ne nii ci seen cas ndax dinañ dikkaat. wala wuyu nañ leen ba noppi. lan lañ leen bàyyiloo xel daal par rapport ak. waaw ñoom tey déglu nañ leen. ñoom ñu ñëw wuy si comme ay kilifa ñëw fi heure avant l'heure accompagné de leurs avocats biñ ñëwee tamit aussi am nañu droit seen avocat mooy xëj na tontu seen place déglu nañ leen jël seen déposition bàyyi leen ñu dellu seen i kër mais man ci li ma jàpp gëm ko mooy gëmuma ni que dellusiwaat ak waxaat ak yooyu dana fi am man démb man personnellement jël naa suma téléphone waxtaan ak Kaas ne ko comme le coup est déjà porté heure bi guddi na xëyal suba nga dem retirer sa plainte bu jeex su fekkee ni que da nga jàpp ni que dañ la tooñ ñun suñu biir danañu waxtaan ak suñuy élément su fekkee ni que jàpp nga ni que ñun ñi fi nekk ñëpp on restera des partenaires mooy da ngay nekk ci métier moom da nga soxla visibilité ñii koy def ay support commercial lañ yor sëriñ bu fay dugg di wax da ngay fay te dafa am lu ñu war a préciser mooy que site web yi jël sëriñ si seen yoon nekkul ci sëriñ si Sen TV da koy def Touba TV da koy def Lamp Fall da koy def Walfadjri Lamp Fall donc kiy wax sëriñ bi taxaw ne mën naa nangam ça n'engage que lui yow mii seetaan yaay xool ci ban niveau nga koy gëmee parce que ñun nekkuñu ci niveau wu xam est-ce que sëriñ bi aay na wala aayul mën na wala mënul jub na wala jubul mën nga taxaw ni jubul fekk mu jub mën nga taxaw ni aayul fekk mu aay donc yow mi koy seetaan ci yow sa niveau de responsabilité lay toll mais souvent dañuy pointer du doigt xeexu sëriñ si ñun sunu yoon newu ci faraluñu ab Xaas faraluñu Siise faraluñu Kunkande faraluñu kenn ay support médiatique la ñu yor yoo xam ne commercial la kii dafa am ay nit yu muy fay kii yor ay nit yu muy fay ku fa ñëw dañ lay jël comme sénégalais bi yor kaaneem di ko jaay sénégalais bi yor xaalam di ko jaay. maanaam bu ma la comprendre tamit ñu rappeler que ni c'est des jeunes entrepreneurs yoo xam ne dañoo créer emploi am ay famille et tamit tey mënoon nañ woon tel leneen wala def leneen. non xam nga tey boo xam dama ne la presse en ligne bi li mu wàññi ci taux de chômage ci Sénégal est-ce que suñu autorité étatique yi conscient nañ ci loolu yaa Moussa dama wax ni dama lay wax ni que ne la ñun kuréel yi ñu jiite pour ne pas citer le nom suñu kuréel yooyu ñoo njëkk faillir à leur responsabilité mooy kuréel yi jiite ay la presse en ligne ak les reporters nangam ñooñu ñaata association des reporters sportifs gis nga ci benn reporter sportif bu nekk ci benn site web amu ci parce que jàpp nañ ni que ñi fi nekk ay nit ñu gàtt xel lañu ñi fi nekk jànguñu xamuñu te alors que xam nañu baax li ñuy def mën nañu bu baax li ñuy def tey ci site web boo dem tey Dakar Buzz gàtt am na 10 ou 12 14 ou 15 éléments yu bay xëy Dakar ak ci noonu Sénégal noonu Impro Sen Buzz Wasaare nangam ak nangam donc ñun dañuy contribuer ci ñi nga xamante ne que ñooy yokk dëkk bi ak di ko defar yàlla jox ñu beneen rôle bu gën a benn rôle principal mooy sensibiliser ak informer donc bu ñu néewal doole ci suñu ministre de tutelle laa wax la mbir mi commencé ba ci suñuy syndicat ak ces soi-disant association tey kenn nga fi gis ci ñoom kenn ci ñoom ñaata journaliste la ñu toj seeni bopp ci émeutes yi ñaata journaliste la ñu damm seeni loxo ñaata journaliste lañ fi brutalisé mais bu fekkee ni que ci télé la nekk coow li dina bari waaw mais tey bu dee c'est sur la presse en ligne abana waaw mooy li Amadou di wax léegi mooy du sax sëriñ si mooy ba ci star yi nga fiy dégg musiciens célébrités yi souvent ci ñun la ñuy wati bunt bu ñu jaaree bunt bu ñu siwee moo xam mbërum làmb moo xam waykat moo xam sëriñ moo xam jàngkat
dañ lay woo sax di la saraxu. mais buur tamit est-ce que jotul tamit quelque part ñu nit ñu am fulla ak fayda. xam nu ñuy organiser. et autre chose buur mun nañ doon saako waaye tamit am na yu ñu rax. ban message la ñu war a am. waaw xam nga tant que maanaam matt bu doonee say du neex dam bi may alerter lu mel nii ak léegi ça fait des années barki Dembo Ndiaye promoteur mag tëgg na fi làmb génn ñu ci bi muy wax dafa ne presse en ligne bi duñu dugg sama làmb waxaat ko te pourtant am na suñu biir ñoo xam ne ba liggéey ci làmb jotee dem nañ jëfi ko loolu daf ñuy fragiliser arrangé wuñu donc li ñu war a def daal mooy nañu ànd bokk ndey bokk baay xam ne man ci internet laay dund pël ci lay dund yaa Musaa ci lay dund Madu ci lay dund ci la ñuy dundal suñu njaboot. gis nga ñun ñoo wala fulaal suñu bopp reste suñu bopp parce que tamit ñi fi nekk yëpp c'est des jeunes entrepreneurs ku si ne am nga nit yu nekk ci yow di liggéey di jëriñu si yow ay nit yu diplômé ñoo fi nekk di liggéey yow mi nekk si presse en ligne di liggéey considéré sa bopp comme yow journaliste bi nga xam ne mu ngi si presse écrite di liggéey parce que internet nekkul dara lu dul la vie en numérique adduna bi lañ jëlaat teg ko beneen côté boobu dina am boutique bi dina am kuy jaay dina am kuy jënd dina am presse dina am lépp ñun ñoo gérer loolu parce que adduna bi jamono ji fa la toll donc fu la gisi am ñoo ko wala am bu ñu demee ba Gaston tiim ñu naan presse site internet dugg sama lamb parce que lan moo tax ñun amatuñ secret professionnel ma wax leen ko pour parce que li métier boo gis dafa am secret professionnel mooy que da ngay gis kenn sax ku ñëw ne non site internet yi dañuy gagné xaalis vue mais yéen ñi ñëpp kenn mënu fee wax ni yéen si vue lañ leen fayee patron yi ñooy démerder wu des fois di lijjanti di xool nuñ def ba fay leen mais buñ doon basé wu si ay vue rek clic wallaahi yéen ñi kenn du yóbbu sa kër 100 francs doo ko yóbbu mais secret professionnel boobu moo manqué suñu biir nag moo tax waral tout le temps que nit ñi dañuy teg bët mooy dañuy yaakaar ni ñun ñii yor nañ ay millions non vue yi ñuy am nañ siy gagné mais ça se passe pas comme ça ñun entreprise comme ñëpp bu soxla commercial buy liggéey ay jeunes yoo xam ne dañoo diplômé di ci liggéey di jàpp donc ñun ñoo mën a fulaal suñu bopp man li mu mënatul comprendre mooy ñun waratuñ xoole di dimbali nit ba mu toll benn niveau bi mu war a xëy benn jour retourné compte ñun ba pare di ko jaaree si ñeneen ñoo xam ne si ñun lañ bokk parce que man mënu ma comprendre man diw di ma woo ne ma dañ la convoqué nangam patron presse di ma woo naan ma bu ma sañoon ngeen doxalee nii bu ma sañoon ngeen doxalee bu ma sañoon loolu c'est injuste parce que ñun ñëpp métier boo gis si àdduna ñi ko bokk ñooy ànd bu ñuy bàyyi ñu bàyyandoo bu ñuy jàpp ñu jàppandoo ñëpp ci noonu lañu àndee tey gendarme bi ma doon enquête nii boo laaloon kalaasam tey dalay rey yow ñëpp noonu lañu ànd ñun faw ñu am secret professionnel bu ñuy doxee di ko dundee ba pare am fulla suñu bopp ñun est-ce que jàppoo ne ci biir liggéey bi dafa am ñoo xam ne dañoo desee gëm seen bopp ndax lan ay 100 000 francs 50 000 francs te dama jàpp ne xaalis tey dafay jeex dignité ak honneur tey dama yaakaar nit loo ko jëndee jar na ko tey booy liggéey pël am problème nan nga war a comporter woo ci borom milliardaire te pël amul dara di liggéey nekk ak yow pour man par exemple ñun li ñuy def nii nit ki da nga koy xam d'abord xam li la war ak li la warul mooy métier boo gis nag corps de métier boo dem rek am na ci ñoo xam ne ni ñuy doxalee du yoon am nañ ci ñuy doxal yoon loo xam ne neexu leen ñooñu mënoo leen see génnee parce que yàlla moo leen ci boole ñu bokk si donc pël ba may problème li war journaliste bi mooy dafa am ñaari partie accusé bi ak partie civile day ñëw déglu pël mu wax lii lañ ma tooñee mu dem dégluwaat kële mu reporter juste à sa propre valeur mooy ne pël nee na lii ak lii yaa musu nee na lii ak lii ñu xam ni faraloo gauche faraloo droite léegi nag keneen ku fi jël sa position loolu noonu nature nit la pour man tey bu ñu la corrompre nag xaalis kooku yow la concerné parce que am na valeur yoo xam ne bu nekkul ci yow duñu xaar ba nga ñëw si presse en ligne ñu la koy doog a dugalal ci yow loolu ñun la mais man je parle en parabole man li may wax nii cadre général la mooy li tënk métier man li may gën a insisté mooy secret professionnel moom wala am fii mooy presse en ligne bàyyi di tiim kilifa naan ko boo defee nii da ngay am vue boo defee nii da ngay am vue boo defee nii da ngay am xaalis ba def te loolu c'est pas le cas ñi fi tijji ñëpp ay site internet dañuy tëj lii entreprise la bu ñuy doxal boo xam ne dafay am journaliste am rédacteur en chef am ñi koy cautionné ñuy dawal même yow boo ko bëggee te mënoo ko doxal tamit du dem non da nga koy xam mun ko defal mu war a dem lii ku mënul diriger TFM mënoo diriger site internet en quelque sorte